fekkee ne damay dellu tuuti ginnaaw le 22 juin 2011 par exemple dund naa métit biñ ma jàppee Kaolack dañ ma doon torturer dañ ma takk manote ma takk ma lonk ma ci bant yëkkati ma aj ma ci kaw ay table yu kawe 7 personnes environ ñoo yoroon ay yat di ma dóor di ma sotoo di ma dóor yu métti yoo xam ne juddu naa ba nekk ba ni ma toll ba 2011 laa mos a dund torture bu mel noonu et je pense que ñi ko def tey dama leen di santaat parce que dañ ma motiver parce que gis nga doomu aadama boo ko jamee bal ci xare yokk nga ko motivation voilà donc dóor yooyu ñu ma dóor daf ma gën a motiver ma continuer combat bi moo waral 10 ans après ñu jàppaat ma parce que bu fekkoon ne dóor yi daf ma ragal lool dootuñu ma jàpp day fekk bàyyi naa mais du ñu bàyyi rawatina ci biñ ma jàppaatee cette fois ci mu gën a nekk boo xam ne encore dañ ma gën a tooñ parce que dañ ma fekk sama kër jàpp ma bii passé le 5 mars bii passé dañu ñëw sama kër fekk si ma fa jël si ma fa kaaw yi commissaire bi laaj naa leen ndax da ngeen am mandat dama ne ñu ne ma non dañ nga coopérer comme man xam naa commissaire bi je me suis dit donc naa dem xëy na dafa am nañu may laaj ma dem sama papa ñëw seet si ma balay commissaire bi di ñëw ñu boole ko mook ak sama benn rakk bu góor ak man boole ñu jàpp yóbbu tëj ñu. non génn ma parce que ku ñu fekk ci wàllu añ kay mënul génn añewu ma ci mbedd bi ci biir kër la. génnoo bokkoo ci manifestation dara. manifestation amul parce que déjà man dama bokk ci mouvement Y'en a marre. Y'en a marre initié woon benn journée boo xam ne ni journée de résistance la mais dañu def déclaration d'autorisation nañ def déclaration pour am autorisation def nañ ko partout au Sénégal Kaolack man fa la ma fekk man daw moon Kaolack pour combat bi daf ma fekk dama moon dëj moo ma yóbbu Kaolack sama maggu yaay moo wàññeekoon maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana d'ailleurs démb la am 40 jours démb moo doon 40e jour am ma demoon Kaolack pour loolu donc yàlla def mbir mi fekk ma fa bi ma fekkee ñi tax dugal lettre pour def demande de kii pour def maanaam autorisation kii bi déclaration de marche bi man bokk ma ci woon mais Y'en a marre laa bokk bi ñu defee gars yi autorisé wuñ ko donc marche amuloon mais comme leader la donc jàpp nañ ne xëy na man mun naa yëngal wala mun na nangam sangam ils sont venus chez moi ay 10 heures ci suba indi laajte beneen tur man Pape Alioune Gadiaga laa tudd ñu ñëw laajte Pape Mamadou Gadiaga ma leen tur boobu xaw ma ko ci kër gi. ko leen yónni ñu ne ma commissaire ma leen dem la ngeen laaj ko tur ma wax leen tur bu baax et puis yéen la ñaan ñu expliqué présenté ay adjudant xaw ma naan wax ma leen ok ay 13 heures maa ngi si boolu añ ci tooy añ ñu dugg si kër gi mais comme ko xam ne yónni na leen benn la den dafa feeñ fële américain yónni leen ñu war ko jël si mais armée nit ñi bu aj non mais affaire bu doy graaw maanaam nit ñi man loolu xam nga loolu du sama man laa ci xalaat parce que loolu ragal la wu ma un iota man bu fekkoon loolu may ragal ñoom duñu ma xam mais da ngay fekk ay ndaw ay xale du image bu rafet bi ñuy jox suñu réew nga ñëw ci kër fekk borom kër toog ay doomam nekk fa ay rakam nekk fa soxnaam nekk fa nga wàcce oto kërëj ñëw mel ni ko xam ne malfaiteur la dugg ci kër gi dañ la soxla nangam sama doom am naa doom bam 12 ans dafa jël benn bagu baseball taxaw di xaar policier yi sama ay frère commencé song policier yi ma xam ne lii fu muy jëm parce que bu ñu leen laaloon dootuma ci xool ndax policier lañu pas parce que mënu ñëw sama kër indiwuñ convocation indiwuñ mandat d'amener par exemple créé boucan sama kër buñ nuyoo leen doole samay rakk wala samay doom dama leen jox sama bakkan mais comme yàlla mayoon na ma xelu ma dal ci laa dal ne booy calme leen ñoom it par respect parce que yilif maa leen yilif ñuy dal ma ànd ak ma laaj leen ñu expliqué ma ànd ak ñoom surprise bi ma ci am mooy en fait dafa am loo xam ne nii pour man c'est de la lâcheté mënuloo fekk nit ne ko coopérer mu coopérer ci loo xam ne nii yow da nga ko fekk këram nga dem ba ci PVM nga tàppel ko participation à une manifestation non autorisée yow yaa ngi ko fekk biir këram ci boolu añ pour man déontologie mayut loolu gis nga war may doomu aadama gis nga il faut sénégalais yi ñu dem ci homme de tenue yeeg ay fii lépp lu ñu dégg doomu aadama moo xam ngay ministre moo xam ngay président bàyyil sa xel ne amoo nekkoo woon dara avant te doo après doo doonaat dara donc ñu bàyyi suñu xel ci loolu ñun ñëpp ñoo bokk ndey bàyyi sénégalais lañ bu ñu sañoon Sénégal dox coow lu bari la nga gis ni yëpp du non wuñ réew mi lañ bëgg mu dox rek ñii nga xam dañoo la dénk ñu doxal ba ñi nga xam ne nii jotuñ ci jot ci léegi nag loolu mun naa indi ñu wute ci xalaat mais duñ ay noon mais jëw ci kër jàmbur di wàcc di xam nga mel ni koo xam ne nii par exemple dafa am lu mu def pour man loolu ñàkk respecté la dignité humaine la ginnaaw loolu nga jël nit boobu yóbbu ko police mais amuloo kersay yow nga ne c'est un agent assermenté amuloo kersay bindal kooku ne ko participation à une manifestation non autorisée te nga xam fi nga ko fekk yow. amuloo kersay loolu waaye nga tàppel ko association des malfaiteurs
mais amoo kersay loolu mais nga tàppal ko appel à l'insurrection dañ laa takkal carrément. c'est-à-dire ay chef d'accusation yoo xam ne ni benn bu ci nekk mën na tëral nit ci kaso mais le constat que j'ai fait mooy seen cuune boobu ñu nekkee moo wër ci àdduna parce que moom lañ tàppale ñëpp ñu doon manifester ci ay événement yoo xew ci jamono jooju Ousmane Sonko bi ñu koy téye di ko tàppel trouble à l'ordre public mu ngi ci biir oto yaa ko téye ci àll bi ba pare tàppee ko trouble à l'ordre public ça dañuy dem ba dañuy tax nit ñi dootuñu wekk yoon parce que da ngay gis ay kàcc yoo xam ne ni moo ci nekk parce que nit mënoo ko fekk ci yenn milieux yi jàpp ko jiñ ko yenn yi donc loolu dañ koy ñaawlu parce que bu tax arrêté wul dafay jur leneen ëllëg gis nga réew moo dégg mu tàkk dafa am lu ñuy wax représailles moo ko jur nga fekk nit ci biir ay nawleem wala nga fekk ko ci biir njabootam wala nga fekk ko ci biir këram nga néewal ko doole bu day jur am payu waaw te su boobaa amul kenn comme ci arrangé réew yi tàkk yi ngay gis ni wax génocide yi ngay dégg wax si dëkk yëpp loolu koy jur néewal nga nit doole te fekk ne tegoo ci kaw dëgg ñun nitu dëgg lañ ragaluñ ku ñu fekk ci ñu nekk ci yoon nga teg ñu ci yoon mais buñ ñu sosal gis nga man képp koo xam ne daa nga may wax lu dul dëgg ak koo doon ragaluma la parce que jàpp naa ne dëgg kese mooy mujj donc loolu mooy li nga xam ne xew na ci bi ñu yóbbee police jàpp nañ yeneen nit feneen ñun ñëpp ñu boole ñu ci benn soor sama papa dafa ma seet si ànd ak sama rakk ñu jàpp leen ñoom ñaar boole leen ak man mais ba pare tàppale ñu même chef d'accusation yi sama papa ak sama rakk ak man ak ay ñoo xam ne ni ils sont de l'opposition ñu jàpp leen indi leen police ñu fekk si ñu nekk fa ñun ñëpp mais ñun ñëpp nekkoon nañ 6 personnes ñu boole ñu ci benn chef d'accusation ñoo xam ne ni fi leen jàppee bokkul ñaar ñe jumaa la ñu jógee dégg na jàpp nañ ma ñu invité interroger leen point de presse ñu wax ci point de presse bi di ñibbi seen kër ñu dab leen ci yoon bi jàpp leen sama papa seet si ma ànd ak sama rakk ñu jàpp leen am na benn femme boo xam dañoo dégg na ñun dañu doon réunion këram ñu dem jëli ko jàpp ko c'est-à-dire ñuy 6 personnes yoo xam ne nii kenn ku ne dafa fam fu ñu la fekk jëli la mais ñu daal lañu ci benn chef d'accusation ñun ñëpp ñu defal ñu participation à une manifestation non autorisée ci loolu te manifestation bu amul déjà ñu bindal la association de malfaiteurs c'est-à-dire après man bi ma toogee di réfléchir je me suis dit waaw man sama papa moom mag la quoi wax dëgg fa yàlla man lañ jàpp mu seet si ma mais ñu def ko di jiñ ko malfaiteur c'est-à-dire dafa am loo xam ne nii dafa am maanaam ab góor da ko war a jomb waaw bu ñu la ko sax sëfee yow sa ngor da la ko war a may ñàkkal te dese dëgg donc loolu mooy yoo xam ne c'est des faits yoo xam ne nii bu dakkul ci réew mi dina jur musiba parce que gis nga nit ñi ragaluñu dee parce que Mamadou Diop ñoo àndoon ci 2011 jëm 2012 yàlla moom ko donc ñu gis nañ loolu gënuñ ko mënoon a nekk ñun donc loolu ragal loo ñu def ñu gën a ñemeloo xam na ne nit du dee ñaar yoon benn yoon lay dee kaso yi nag par contre bala ñuy dem kaso da ngay dem police c'est-à-dire les policiers ils ne respectent pas les gens maanaam bu ñu jàpp nit ñi parfois ni ñu leen di jàpp see ni ñu leen di traité surtout boo dee ndaw wala ñu xool la ci yenn image yi mais dañ leen di torturer te torture dañ ko criminaliser actuellement yow boo torturer ab doomu aadama nga doon policier nga doon ku la neex yow yàq rey nit yéen a yem parce que crime la donc dañuy dem ci ignorance su nit ñi ñu surfer ci di toroxal doomu aadama yi parce que da ngay xam ne ki nga jàpp wala ki nga jàkkaarloo xamul nga surfer ci loolu mais même moom bu xamul yow kiital ak sa conscience nga xam li la yoon may ak li la yoon mayul donc état yi nga xam ne moom police yi di nekk kenn waxut police na ñëw mel ni suñ kër yi ba boo ñu fa jàppee nit ñi ñu tëdd mel ni ku nekk seen biir kër mais yàlla minimum dañuy dugal ci milieu yoo xam ne nii yooyu fa nekk bala ngay dem fenn yooyu mën nañ laa sibiru nga dee état bi mu nekk mais tilim bi muy tilim dafa jéggi dayoo mais toilette yi ñuy defaral nit ñi si biir police yi léegi sax am na ñoo xam ne dañ ci defar ay toilette mais am na ñoo xam ne amul toilette siwo lay am siwo maanaam da ngay taxaw di saw ci biir siwo bi ci kanamu nit ñi c'est-à-dire loolu mooy basculer la dignité humaine da ngay jàpp doomu aadama dignitéem parce que nit dafa fort du c'est pas pour rien yàlla jël yonent bi def ko xalifaam ci kaw suuf donc na nit ñi xoolaat li ñuy def boo fa jógee ci police yi ci seen interrogation yi mais dañ lay chargé man commissaire Kaolack moo ma chargé parce que moom moo ma woolu ma ñëw donc ci bannièram la ma nit ñuy jël see woon ci PV yi moom vérifié na ko bu ñu ma tàppelee yenn yi pour man maanaam waat bi mu waat ne moom day doxal yoon ak relation bi ngeen am mais parce que suñu relation bi ñu ñaar du relation boo xam ne dañu ay xaritu yu ànd lañ dafa am nit bu ñu boole woon ñu par le biais de cette personne ñu xamante seq lu rafet mu jàll donc mun na ma sax bañ a xàmmee mais même bu ma xamut même bu ma xàmmewul warul ñu traité man ak ñëpp a ci yem
nit lañu war a traité nit ñi traité nit ñi ci police yi gis nga dafa ñàkkloo jom nit ñu bari léegi maanaam yenn yi dañ ko dindi ci nit ñi ragalatuñ police c'est-à-dire il faut policier comprendre que ne nit ñi tëdd ci kaso bi ak tëdd sa kër la nit ñi yemale parce que xam nañ ne gis nga booy dox actuellement sa benn tànk mu ngi ci kaso bi benn ci mbedd mi gis nga nit ñi lu garaaw yi xew Sénégal bu ñu defal ndànk ci kanam parce que dañ fexe ba dindi kiiraayu kaso kiiraayu police ba nit ñi ñàkk ko cëral ba bu ëllëgee bi wallahi dinañ jiiroo pënd yoo xam ne ci réew mi nit ñi dañ ne nan lañ def ba nit ñi te loolu gis nga bu ñu demee ba police ragaltuñ ko nit ñi ragaltuñ tëdd kaso mais musiba day xew ci am réew. mais loolu pour selon toi loolu ci ñan la jógee. mais parce que policiers yi gis nga xam la ñuy wax service commandé boo ci nekkee man quitte à ce que ma démissionné du ma nangu koo xam ne daf fiy jaar jàll di yàq loo xam ne man dama koy war a def daa iman police maanaam carrière la et pouvoir yi nii c'est éphémère day jàll nekkoon nañ fi ci Abdoulaye Wade tey jii Abdoulaye Wade jóge na fi defaloon nañ ko sale boulot bu bëri tey jii nii Macky Sall la fi nekk ñu kon di ko defal sale boulot te day continuer dem keneen ñëw nañu bañ a nekk bras armé wu pour politiciens yi ñu leen di defloo ak dindiloo ci lu xam ne dafa indigne parce que da ngaa jàng wala da ngaa dem defi formation ba am niveau am mérite loo xam ne nii d'ailleurs salaire bi ngay am yow bi ñu lay fay nit ñi ngay toroxal ñoom ñoo koy dajale xam nga di dajale ñi di fay ay taxes ñu dajale loolu yëpp mu nekk contribuable Sénégal ñu la ciy fay loo yóbbu sa kër di ci dund di ci suturlu mais yow nga suturlu bëgg a uñu suturaay ki lay sutural ñu yaakaar na yàlla day nelaw loolu mënul nekk gis nga bëri na ci ñoo xam ne bu ñëwee ba jëm mag na gis ci ñoom ak toroxtànge dañuy gis ci ñoom ak jafe-jafe li ko indi mooy parce que dañu seen service durant ñuy servir dañuy toroxal askan yi toroxal nit ñoo xam ne ni mérité wuñ loolu nit mënoo yaakaar ci loxoom bii ba pare bu ko def benn foykaay parce que ñoom li ñuy lekk ak li ñuy naan certes liggéey la waaye askan wi ñoo koy dajale di leen ko jox nañ xoolaat seen nekkin ak askan wi di leen traité ñoo xam ne nii bu doon seen papa duñ ko traité noonu bu doon seen yaay duñ ko traité noonu bu doon seen gisoo ci kenn koo xam ne nii day téye papaam ak yaayam jël si ko comme ni ñu ma jël see policier bu ñu ko santoon nga bañ mais mun nga ko def pour keneen et pour man loolu lu ñaaw la kantaa nag bu jàllee bañ dem ci kaso yi gis nga dafa am kaso Sénégal yi yàq na suñu doom yëpp parce que dañuy jël benn nit bu këf benn sac ñu tàppal ko délit majeur boo xam ne nii day dem ci kaso bi def fa ay 5 ans te duñ ko jugé longue détention préventive yi loolu il faut ñu veiller ci parce que bu ñu ko bàyyi mu continuer ndaw li def juróomi at ci biir kaso ci état boo xam ne nii état bu doy waar la maanaam lekk gi taxu ko am njëriñ bariwul njëriñ naan gi noonu tëddin bi musiba naaru laay la condition yi bi nga xam ne woon na ci biir kaso bi ña ca jote am sax néeg yoo xam ne ay dàmbaloo la nga xam ne nii par exemple am na ay pieds yuñ tabax nga xam ne dañ ci teg ay matelas nga jéem a tëdd mu am ay sànke mais sànke yi rek mën na la choléra ndax tilim barke alxuraan yooyu ci biir mun nañ la jox palu chronique mais loolu lañ tëj nit ñi garaawul gis nga doomu aadama mun boo ko tëjee di ko corriger je pense que privé ko génn rek waaye waroo ko mën a privé lépp lu mu amoon këram après nga yaakaar ne loolu mooy tax mu ragal. moo tax ñu ci bëri bu ñu génnee dootuñu nekkati nit bi ñu doonoon. mais dañ fay dellu parce que imagine xale bu këf benn sac nga jàpp ko wala ku agressé benn nit taxul ma rafetlu erreur yi de liñ def de nga téye ko 5 ans jugé woo ko voire 9 ans Kaolack am na ñu fa nekk ci kaso yi ñu ngi def 9 ans am na ñu def 8 ans 7 ans 5 ans yoo xam ne ñu ngi fa jugé guñ leen te ay xale lañ léegi ñooñu noonu ci biir kaso boobu ñu nekk. di affronter mag ñi di gis ay façon dundin bu nekk échange bu nekk mais bu ñu génnee dañu am vie li ci ëpp dellu fa du problème ci ñoom parce que dañ koy miin man gis naa benn gars boo xam dama ko gëjoon gis trop rappeur la Kaolack bi ma jàppee nii ma gis ko ci biir mu ñëw ma koy xool moom xàmmeetuma parce que man bi may dugg man nit ñi ma mujjee gis rasta lañ ma xamee parce que def naa rasta pendant 20 ans bi ñu ma jàppee nii ma dem camp pénal dañu dagg samay rasta waa ji xàmmee moom ma koy xool ma xaw ko xam ne mu am ku muy waxal ku may dendal après kooku nag di ma ko présenté mu ne ko grave bi affaire yooyu ñuy waxtaan ma ne ko mais yow gisul mu ne ma def naa fi 8 ans dafa am dañ doon braquage paraît-il mu am crime mu am ñu ci génn àdduna ku ci génn àdduna ñu jàppoon leen ñoom la du ñoom mais en tout cas ñoom ñoo bokkoon délit bi quoi ñoo bokk faute bi waa ji def na 11 ans 8 ans ci biir 8 ans li ma marqué du at yi ma fa def de mais ma ne ko moom ñuy waxtaan mu ne ma des na ko 3 ans muy 11 ans
mais waa ji dafa nekk ci biir comme man ni ma nekkee sama kër di dox téye benn baradeuram di dégg kii baaf lii nii. nekk à l'aise mais téye ko di déglu sound hip hopam di dox dem ñëw am ñu mu waxal dem dellu si ma koy xool di ko xool kooku bokk na. kooku génn dellu fa du problème ci moom. et je pense que war nañu xoolaat ni ñuy téye nit ñi mettre lañ parce que gis nga téye wuñ mala te li ëpp suñ prison yi fii nii tubaab bi ñu koy tabax dañu ko ay fas la woon. dañu ko ay fas la woon au du temps ñu dem ba tey jëmmi jamono ñu fay denc ay nit xam nga fi ñu denc fas mënul bu yem ak fi ñuy denc nit. donc war nañ xoolaat condition de vie prisonniers yi parce que duñu ay mala moo xam délit bu ñu def am nañ ay droit même dañuy wax nit bu rayee am na droit yoo xam ne ni am dese na ko bu ko privé mais état yi ñu nekk ci kaso yi ñaaw na mais kaso yi bon nañu mais mais ku fa génn da nga fay delluwaat parce que bu fekkee ne rek dañ la téye at yu yàgg nga génn si biir amoo dara loo fa def mais looy def ci biti mais defaat dellu ci di problème ci yow parce que miin nga ko foofu nga xam. tu as des amis là-bas dañu dem ba dañu mekk benn famille ñoo pénitencier yi pratiquement xamante nañ da ngay gis parfois pénitencier yi mbal ak benn booy yow ñàkk nga jëm ñëwaat daal di la koŋ ni plané ñu déconné mu dellu néegam parce que booy yi am c'est une vie la léegi ci ñoom ndaw ñooñu dañu waroon génn di liggéey réew mi mais ñu ci kaso yi tëdd ñu jël alalu askan wi di leen ko dundalee ñu nekk ci kaso yi di dundee li réew mi waroon na dugal feneen donc nañuy juger ndaw ñi juger nit ñi xam seen ay sort ku war a tëdd ku war a génn waaye bàyyi ay nit ay 9 ans ay 10 ans ci kaso yi te doo leen juger boo xëyee juger ko ne ko walla demal defoo dara walla demal 1 an nga waroon tëdd fekk tëdd na 10 ans fu muy daboo